président. ak yéen ngeen le président de la République Macky Sall ak Koungheul ak bu am solo est-ce que mën nañu si ñëwaat te engouement bi lan nga sentir tey bu Koungheul yëpp génne ñu uysi leen. jërëjëf Matar ñëwu président de la République ci Koungheul tey bés bu ñu doon xaar la ndax président de la République ku ne xam na li mu liggéey ci Sénégal liggéey ko ci sunu région liggéey ko ci sunu département de Koungheul dañuy faral nag di wax ni balaa ngaa laaj da ngay gërëm ba pare ñu door a ñu yëkkati kàddu njëkk a gërëm président de la République ci li nga xam ni diggante 2012 ak léegi defal nañu ko ci région bi defal nañu ko ci département bi mais particulièrement ci département Koungheul nit mën naa nangu ni ci ayam ci la ñu amee gendarmerie bu bees ci ayam ci la ñu amee tribunal bu bees ci ayam ci la ñu amee nuñ ko ti centre de formation professionnelle et technique ci ayam bi tamit ci la ñu amee deuxième lycée am ci tamit collège Ribo bu bees ci ayam tamit ci la ñu indil camp militaire bi te yooyu yëpp dafa am solo ci lañ am espace Sénégal service ak yeneen yoo xam ni plateforme bi nga xam ne mi ngi fii ci Koungheul di plateforme régionale bu ñu ko fàtte tout ça defal nañu ko ci biir xibaaru Bambuk ñi ngi fàttali ko rek butéel yu xonq yooyu ñu doon wane ndox moomu ñu naan ndax ku ko naan di nga wér gaay ak doo wér ak yëpp tey ndox mi ngi weex tal faalewu ñu ndoxu Kirène yooyu yëpp nag dañ koy nangu ni président de la République defal nañu ko waxuma forage yi nga xam ni bari na ci département bi mu ñëwee ak léegi ñu nangul ko jaajëfal ko ci gërëm ko ci bu baax a baax waaye du tey tamit nag ñu wax yi nga xam ne ñu ngi ko bëgg te loolu bayaat la rek waaye depuis 2 ans ñu ngi insister bu baax ci yoonu Koungheul Lour Ribo di insister bu baax ci yoonu Koungheul dem Makaguy ne frontière avec la Gambie di insister bu baax ci Missirah ak Arafat ak itam di insister bu baax ci yeneen jumtuwaay yoo xam ne ñu ngi ko soxla tabaxal ñu ay conseil départemental tabaxal ñu tribunal bi tabaxal yi nga xam ne yëpp service yi nga xam ne am nañ ko mi ngi fonctionner bu baax mais dañ bëgg ñu tabaxal ñu ko defal ñu mbedd yooyu ma la wax ak yooyu yokk courant bi ku ne xam na ne Koungheul soppeeku na bu baax lampe yaa ngi tàkk fu ne waaye nag dañu bëgg di yokk tamit bëgg nañ tam di yokk ndox mi branchement sociaux yi di dem ala kulli yàlla doomu aadama bi tant que mi ngi dund dafay am ay bëgg-bëgg di am ay soxla di ko war a wax fa mu ko yaakaare yàllaa yor yëpp waaye xëyul rek sotti yëpp benn yoon dafay def tey defaat suba nga sant ko mu naan defaat suba nga sant ko mu defaraat la de leen ma sant ma leen di dolli kon président Macky Sall itam dañ koy sant ba pare di ko ñaan mu dolli ñu ci anam yooyu ma ko yëkkati moo tax population Koungheul gis nañ loolu population Koungheul kontaan na ci loolu ba bi muy ñëw wax dëgg yàlla wan nañ ko ni kontaan na mobiliser nañ bu baax a baax tous les dignes fils de Koungheul que nous avons tout le monde tous les fils de Koungheul sont dignes de toute façon ce que je voulais dire simplement tous les responsables de Koungheul dajaloon nañu tey mobiliser tout bord confondu biir Benno Bokk Yaakaar wan président de la République ne ko fii ci Koungheul day ci département Koungheul bu soobee yàlla yow ak Benno Bokk Yaakaar mun nañoo continuer di fi yaakaar bu baax a baax. ci biir loolu sax li mu ci discours bi ak Kaffrine laaj naa la ko foofu sax ci science tenante nee na union la bëgg unité la soxla département Koungheul au niveau de Benno Bokk Yaakaar parce que politique bu am solo responsable politique nga ngeen nekk benn parce que loolu lay xaar ci yéen. est-ce que loolu tey en tant que leader en tant que boo xam ne yaa boot ñëpp mën nañ ko wax ci région bi sax mën naa ko wax nan nga ci nar a taxawee pour message boobu pour mën a àgg ci askan bi. waaw c'est important parce que lu ñu bari doole en tant que responsable bu fekkee ne dañoo tasaaroo du yomb waaye bu ñu àndee lu ne mën nañ ko président de la République buy insister ci unité xam na bu baax li muy wax parce que xam na lu xew ci réew mi moo tax ñun tamit nag ñu war a góorgóorlu parce que lii local la ute naag présidentiel
bu dee présidentielle dajoolew bi ci lay gën a yombe parce que ñëpp dañ naan président la ñuy sottil mais bu ñu jëmee ci local bi ci la ñu war a gën a góorgóorloo pour gën a mun a retrouver wu pour mun a avancer li ma ci gëm rek mooy ñun ñëpp bu fekkee ni jël nañ suñu confiance def ko ci président de la République loo xam ni ñun waxtaan nañ ba d'accord ci rek daf koy valider ci biir unité bi ça c'est certain bu jafee ci lay obligé di ñu àtte te àtte moom musul neex toujours foog am ku am ku perte ñu bañ a fàtte itam ne nekkuñ seulement APR nous sommes Benno Bokk Yaakaar donc lépp lu ñuy def tam dañuy sédd yenn parti yi nga xam ne ñoo bokk mouvance présidentielle bi loolu nag moo tax ma yaakaar ni fi ñu ci toll nii responsable yi nga xam ne ñoo fi nekk bu ku nekk xoolee ni fii ñu jëm li njëkk a war a xool mooy victoire Benno Bokk Yaakaar parce que victoire yi Benno Bokk Yaakaar ku ne xam na ni muy indi victoire législative yi kon war nañoo def attention bu baax a baax ku nekk wax dëgg yàlla mun a suur ndax sa morom suur voilà ma yaakaar ni rek buñ ci tolloo danañ ci waxtaan bi ñu ci war a waxtaan gisee ci niñ ci war a gisee en tout cas bare man de naa ci jéem li mu mën pour loolu am te gëm naa ni gëmuma ci bëgg kenn Koungheul gënuma ci gëm kenn président Macky Sall ñun ñëpp ñoo bëgg Koungheul ñun ñëpp ñu gëm président Macky Sall moo tax ñun ñëpp war nañoo mën a xoolante ci bët waxtaan juboo ci leen loo xam ni mooy yëral mooy ñu yëkkati suñu département. bu ñu paree ci politique bi ñu jeexal du ñëw ci développement mais ñëw ci en tant que président du conseil départemental de Koungheul démb déggoon ne ku ne les promesses de 2015 mu ngi téeku ba léegi am na ay financement am na ay accompagnement yu war a indi ci côté développement tu xam conseil départemental xam ko ak le Prodesc démb laaj naa ko ak Kaffrine mais bii comme askan bi ci war nañ ci mën a xam lan ngay xaar ci loolu tuuti nañu woon nan la askan bi war a téye Prodesc bi pour mën a xam ne seen mbir la pour développement Koungheul. waaw man toujours damay sawar di waxtaan ci affaire Prodesc bi ndax affaire Prodesc bi il faut nit ñi di ko dégloo xel bu ñu ko dégloo xel danañ xam fi ñu jëm njëriñ bi ci nekk li gënoon a yomb mooy ay tout petit projet mënoon naa ko def ay petit projet def naa lii projet 50 millions projet 100 millions ici et là mënoon naa ko def mais man sama ambition pour Koungheul ëpp na loolu sama ambition pour Koungheul mooy teg fii des projets structurants yoo xam ni dafay am mucc loo xam ni dafay laal commune yu nekk loo xam ni dafay jur ay emploi yoo xam ni dafay joxe autonomie de la femme loo xam ni bu ñu ko tabaxee ni ñu ko bëggee taxawee ak ni ñu ko yaakaare fi la ñuy jógee incha allah lu bari réglé en matière d'emploi et d'infrastructure de développement pour notre département loolu nag boo ko bëggee def mënoo ko yàkkamti rek ne suba mu am gannaaw suba mu am taxaw temm lu ñuy def kañ lay xaar du noonu mbirum développement dafa laaj études yu sérieuses ak avancement bu leen fàtte ni dañoo njëkk a def suñu PDD plan de développement départemental dañ ko defee ba pare ci la ñu xamee ci lu leer lan lañ mun a sukkandiku ci biir département Koungheul pour développer département bi loolu mooy tome 1 bi diagnostic ci biir PDD bi mu am tome 2 kooku mooy les perspectives ci bu ñu wéeroo ci diagnostic yi fan lañ jëm ci lañ defee programme les projets yu bare waaye ku am tuuti xam-xam ci développement war nga xam ne mënoo xëy rek defandoo lépp kon il fallait opérer des priorités moo tax ñu jógee ci PDD bi deuxième phase bi mooy lan programme de développement économique et social muy Prodesc bi ñu ko defee ñu lancé ko fii ci Koungheul ministre bi ñëw déglu ñu indi ci xam-xamam yokk ko ci ñu waxtaan ci suñ biir daal di ne kon yoon waa ngi nii pour développer département de Koungheul moom ci boppam ni ma koy fàttalikoo toujours bi mu demee ba rendre compte conseil des ministres président de la république ci le président de la république félicité département de Koungheul ne département yi ci Sénégal yoon waa ngi nii waaw bi ñu paree ci Prodesc bi ci boppam léegi nag il fallait rendre ça opérationnel sur la base de projets opérationnels ci la ñuy defee les 5 projets phares ci biir agriculture élevage aviculture maraîchage ak transformation ak tamit le nouveau projet bi ñu bëgg a indi nga xam ne dafay participer ci 100 000 logements bi muy briqueterie bi mu war a defar te projets yooyu yëpp c'est des projets yoo xam ne dafay
dafay nekk projet structurant yoo xam ne dafay mun a génne ay emploi yoo xam ne day continuer nit ñi nekk day salarié te loolu moo am solo te loolu yëpp nag ñi ngi war a wéeru ci centre de formation professionnelle et technique bi parce que lépp loo xam ne yaa ngi ko def ci développement formation d'abord formation bu important moo tax nit ñi di mun a am xam-xam bu ñu mun a liggéey li ñu war a liggéey loolu yëpp nag ñi ngi ci bu baax fi mu nekk nii ñi ngi waxtaan ak bailleurs de fonds yi am na ñuy avancé am na ñuy proposé léeg-léeg ñu ne nañ def lii nañ wàññi lii nañ yokk lii moo wax rek ni par exemple projet briqueterie bi nga xam ne moo mujjee judd mu ëpp bayre parce que dañ ko teg ci table ji rek ñu am ci tout de suite 91 millions 500 te kooku moo ñu may ñu démarrer immédiatement le projet briqueterie pour dire simplement que développement dañ koy tabax pas à pas boo toppee le bruit et les pressions politiques ak lu tax lii kañ lay commencé lii ba tax nga def loo xam ni da nga yàq li nga tabax ba léegi du sotti dañu bëgg a teg loo xam ni ëllëg si bër yàllaa xam kan mooy nekk président conseil départemental waaye ku munta doon boo ko nekkee fekk fi loo xam ni da ngay ñëw rek bés jàll voilà da ngay ñëw rek bés jàll loolu moo ci ëpp solo te loolu itam comme ni ma ko waxee toujours muy man di keneen man incha allah lu mu ci munta doon Assane Diop est disponible pour Koungheul pour indi lim xam as néew ci développement yokk ko fii taabal ji moo xam man lay doon moo xam keneen lay doon comme ci mënta doon Assane Diop a ngi ci kanam. comme ni ñu ko waxee rek institution continuité la quoi. déggu ma. maanaam comme ni ñu ko waxee rek institution continuité la muy yow muy keneen daal mbir mi dina avancer. na avancer rek l'essentiel c'est ça. comme ni ma koy waxee toujours itam ku indi lu gën Prodesc ma bàyyi Prodesc topp ko parce que li ma intérêt mos mooy avancer Koungheul. mooy développement Koungheul. ok ci loolu rek xam naa tamit jot dam mais da ciy profité rek boo gisee moo ñu dugg ci politique ñëw ci institution bi ci développement dégg le président wax démb que ne financement yi dina ko jàppale jeunesse bi kii autre loolu tamit bëgg naa nga ñëw ci bu baax pour askan bi mën a comprendre parce que nee na am na ay lu mu bëgg a jagleel moment bi région de Kaffrine pour mu avancer mais Koungheul da ci am ay ñaari points yi xam nañ ko soxla benn bi moom yor lañ koy dénk mooy centre de formation bi yàgg nga ci travail mais département Koungheul ñu ngi koy jooytu saa su ne pour mu démarrer ñëwoon nañu wax ci lu nekk des na yoonu Ndour bi ñëw nga ci mais centre de formation bi askan bi soxla nañ ko mën naa président lan ngay wax askan bi ci loolu. waaw centre de formation professionnelle technique bi man sama bopp maa toog ak le ministre de l'emploi ñu waxtaan ci dañ bëggoon sax yëf yi accéléré pour que président buy jaar inauguré loolu lañ bëggoon malheureusement branchement électricité bi moo yéex moo tax waaye ku ne xam na ni centre bi pare na professeurs yi affecté nañ leen directeur bi nommé nañ ko genn wàllu matériel bi mi ngi fii ci conseil départemental kon li ci desoon mooy branché secteur bi njëkk a war a njëkk a commencé mooy couture mais yeneen secteurs yi ci des itam seen équipement ministre bi nee na lancé nañ appel d'offre yi c'est que nag li ci nekk rek mooy c'est normal nit ñi yàkkamti waaye dama bëgg a wax ni ñi ngi ciy dox liñ ci war a dox ci lu dul yàgg dara bu soobee yàlla dinañu ubbi centre bi waxtaan nañ ci ak ministre bi ak moom ba pare. kon président kàddu gu mujj gi sonn nga trop mais tey 4 jours yëpp dëkk bi yëpp ñu ngi ànd nañ ak yéen pour xaaral le président de la République président de Kaffrine jaar na Kaffrine kontaan jaar na Koungheul ngeen génn carrément moment bi jàll na Tamba ban message bu ndaw rek pour département Koungheul comme ni ñu ko démarré woon. message bi leen la rek lu simple la Sénégal tey mi ngi ko teg yàlla nga ko teg ci loxoy président Macky Sall. président Macky Sall mun nga ko compte waaye mun nga ko nangul tam ni liggéey na lii ak lii ak lii ak lii ci Sénégal def ko ci région bi def ko ci ñun li tax may wax région bi waxuma université bi rek waaye tamit hôpital bi ñu defa dee man ministre de la santé laa woon xam naa valeur hôpital bi ñu indil ci pyramide sanitaire pyramide nationale ak pyramide régionale donc avancement yi ñi ngi fi li ci am mooy ñun waa région de Kaffrine ñun waa département de Koungheul ñoo war a mànkoo nekk benn waxuma sax politique rek mais même la société civile parce que plus ñu ànd nekk benn am doole plus ñuy mën a wax président defal ñu lii ak lii ak lii waaye tant que ñu ngi tasaaroo kenn du am doole te bu ñu amee doole ku ñëw yéeg suñ kaw jàll kon nag ñun ñoo war a taxaw département Koungheul vraiment ku nekk fàtte sa bopp xool département bi ku am sa xam-xam indi ku am sa mën-mën indi ñu boole yëpp jëriñ ci département bi loolu moo am solo mais yow bu fekkee Matar Sarr xam nga téye ko man ma xam téye ko keneen xam téye ku nekk si ruq jéem a def li ngay jéem a def bu ñu àndee
ci li ñuy mënandoo defandoo mu jëriñ askan bi loolu mooy waxtaan bi nañ jéem a àndandoo. jërëjëf kon nañ jéem a àndandoo mooy kàddu gu mujj gu président du conseil départemental ministre conseil Assane Diop di la gërëm bu baax ci temps bi nga ñu accordé xat na trop gis nañ ne moment bi nii yaa ngi dalal say gan parce que président jàll na mais am na ay nit yu ñëw pour nga mën leen gis mais bàyyi nga lépp pour wax ak askanu Koungheul moo la ñor comme ni ñu koy waxee kon ñu ngi lay jox dox daje benn yoon rek. jërëjëf pour Koungheul jëm ci kanam. jërëjëf Mata jaajëf. merci beaucoup jërëjëf. ngat bi mooy tournée bu am solo la ci ñun bu am solo ci département bi am solo ci région bi parce que dafa ñëw pour inaugurer infrastructure hôpital boo xam ne c'est de niveau 2 loo xam ne daw nañ ci ginnaawam lu yàgg te mu yokk ci tamit inaugurer benn yoon Kaffrine Nganda bi mu paree ci loolu mu lancé pôle emploi jeune kon mën nañu wax ne ñetti activités yooyu am nañ solo te dina jur yaakaar ci département bi jur yaakaar aussi ci région bi waaye surtout ci population jeune yi nga xam ne ñu ngi accompagner le président de la République dans la région parce que bu ñu andilee ay bërëbu fajukaay yu mucc ayib di defar sunu ay yoon ba pare di liggéey tamit pour xëy bi tas ci xale yi góor yi ku nekk foo toll ak loo mën a def ngay mën a yëngatu te boo yëngatoo mu jël njëriñ loolu mooy l'emploi décent loolu it vraiment am nañ ci yaakaar bu baax kon mbirum xëy mbirum yoon ak mbirum hôpital mbirum paj moo ko taxoon jóg loolu lu am solo la moo tax it gis ngeen démb Kaffrine ni mu mel ñëpp a génn dem nañ ñun ñëpp département yëpp dem nañ Kaffrine dimbale leader yi fa nekk tey tamit gis ngeen fii it ñëpp génn nañ waa Kaffrine sax ñëw nañ ñoom it jàpp ci liggéey bi pour wone le président de la République que toute la région mi ngi ci ginnaawam tey mi ngi ci ginnaawam ëllëg et que pare nañ nag tey aussi pour dem ci ay élections locales dem ci et puis gagner ndam bu doon yeneen élection sax tey yaakaar nañ ne bu doon suba dinañ ko remporter ak 80% dans waa liste unique président de la République comme ni nga ko waxee loolu lu am solo la day wone rek ne parti bi du pëccoxoo du jaxasoo du aussi parti boo xam ne ku nekk lu la neex lu waaye neex nga def moom ci boppam mooy njiit bi ni mu ko bëggee noonu lañ koy doxalee daf koy teg nag ci waxtaan ak nit ñi jubale nit ñi liggéey ba yëpp yem loolu je pense que bu ñu dégloo bu baax président de la République war nañ mën a préparer wu ñun tamit suñu bopp jëm ci loolu lu am solo la balaa ñu fay àgg foog naa war nañ koo mën a yombalal te loolu tamit ci ñun la. dëgg la ci wàllu infrastructure njiitu réew mi mu ngi def lu bëri waaye ndax yow ci sa biir commune am nga ay urgence ci wàllu infrastructure. waaw comme li may wax rek lépp loo xam ne daal jagle woon nañ ko mairie bi foog naa góorgóorlu nañ ci mooy li ñuy wax compétence yi nga xam ne jot nañ ko transféré te muy am ay infrastructure jot nañ ci yëngu li ñu mën état bi aussi dimbali nañ ci président de la République dimbali nañ ci gouvernement am aussi dimbali nañ ci bu baax. waaye dafa fekk am na yoo xam ne aussi joteewul loxo mairie ba état bi moo ci góorgóorlu loolu it bu dee ci commune bi rek la ñuy waxal tamit lu bari daanaka mat na waaye dafa am loo xam ne rek il faut ñu ñaaxaat ko mooy énergie bi pour que Senelec lii muy góorgóorlu yëpp mu gën ko baral comme ni ko président waxee fan yële amoon nañ fi ay jafe-jafe ci courant bi maanaam ni mu doon ñëwee mooy ni muy ñëwee mu doon xaw a faible waaye Senelec jublu na ci commencé na ci liggéey pour def ay poste courant comme ni nga koy waxee pour mun a dooleel courant boobu mu mën a agsi ci gox yi mën a agsi aussi ci kër yi ba population bi loolu ñu doon jàmbat ñu saafaral ko donc ñu dalal seen xel ci loolu bu dee wàllu département bi nag mën nañu wax ne tamit daal yoon yi dañu war a renforcer te loolu aussi comme man maa ngi ci ministère bi nga xam ne moom mooy jël wàllu yoon yi nekk ci ak te Mansour Faye jiite ko dinaa wax ne am na benn programme spécial boo xam ne ñu ngi koy préparer pour saafaral loolu parce que yoon bu amee ndox am courant am je pense que développement dina war a mën a am bu fekkente ne nekkuñu ay yaafus te loolu lañ bëgg a fexe nag fii ak ay weer yu néew buñ ne yoon ñu ne la mi ngi nii buñ ne courant mu ne la mi ngi nii buñ ne la ndox mu ne la mi ngi nii bëtt ay forage yóbbu village yëpp ñu électrifier leen ba pare defar yenn yoon yi nga xam ne mooy yoon yu principal surtout yoonu Lour bi
ak yoonu Makka Guy yoonu Arafat yoonu Dimisra yooyu yëpp ay yoon la yoo xam ne tey jii président de la République taxaw na ak yoonu Gent Paate bi daanaka sax loolu rek moom a war a wéy tënk ko jaar sa dëkk. Je pense que loolu yëpp programme spécial bi war na ko mën a jël en charge te dina ko jël aussi en charge parce que waxtaan nañ ci ak ministre Mansour Faye ñu ngi xool ay pexe bu financement bi yembee rek dafay ñëw poser première pierre yi def ko loo xam ne nag dina romb seen njort dina romb njort population. incha allah ndaw moom ku nekk xam na ko àdduna sépp jafe-jafe ndaw xëy la loolu nag président de la république daf ci jël ay décision yu mag a mag ci fan yi def nañ ci avant loolu di ñëw def nañ ci yu bëree bëri waaye fan yi dafa cee raw ndax dafa jël 65000 emplois mu créé ko pour permettre ndaw ñi ñu gën a gis seen bopp ci politique d'emploi loolu nag ci biir programme bu mag la nekk boo xam ni njëgu programme bi wax dëgg yàlla 450 milliards la mu tàllal ko ci ñetti at loolu nag mu nekk lu am solo loo xam ni daanaka mën nañu wax ni musul am ci Sénégal loolu nag bu ko président di def xam tawati ndaw ñi la bëgg ko saafaraal te musu ci teggi tànkam ñun ñi mu dénk ndaw ñi tamit duñu def lu dul gën ko baral comme ni mu ko waxee gën a accélérer liggéey bi gën leen taxaw ndawi Koungheul tamit dinañu am ci li nga xamante ne mooy 65000 emplois yi waaye bu loolu weesoo ñun en tant que sectoriel dinañ gën a xool ñu leen gën a mën a taxawoo gën a mën leen jàppale ci li nga xamante ni moom nañuy yëngu ànd ci nag ak monsieur le maire de la commune suñu frère Mayacine Camara ak conseil départemental bi yëpp ñoom it ma leen di remercier au passage remercier waale conseil communal bi ak conseil départemental bu Kaffrine may gërëm ñëpp di leen sant. mbégte ci ñëw bi fi président de la république ñëw ci cadre tournée économique am bi muy def mun nañ ko sax tuddee tournée d'inauguration muy wër gox-goxaat yi di inaugurer ay infrastructure yoo xamante ni de dernière génération yoo xam ne defal na ko askan bi fii ci Kaffrine ñu gis ne defaral nañu hôpital boo xam ne de niveau 2 la tey muy hôpital bu mucc ayib boo xam ne way feebar yi nekkoon fii doon amay jafe-jafe yu tar pour ñu faju tey yéwénal na leen faju gi donc loolu mbégte la sant la beneen bi ci topp aussi muy yoonu Nganda Kaffrine mu nekkoon yoon woo xam ne ñëpp gis nañ ni mu meloon tey président ñëw defar ko ba noppi yemu ci gox-goxaat yi mu romb yëpp lépp lu fay sëg armel ñu miiral leen ko ñii ñu tabaxal leen ay jàkke defe naa ne loolu lu am solo la kon bu président déplacé woo ñëw fii di inaugurer lu mel noonu mënuñ lu dul sant ci yàlla sant ko moom président de la république ngir xalaatam boobu mu am ngir yaatal boobu mu yaatal parce que nag président moo tëb ne un Sénégal pour tous bu ne Sénégal pour tous nag mooy li ne Dakar dafa war a mën a nekk Kaffrine nekk feneen ak feneen ak feneen moom mu ngi ci loolu kon mënuñ lu dul jàppale ko ci loolu gunge ko ci loolu nga xam ne moom la nekk te ñu gis ci muy njëriñu askanu Sénégal kese. waaw ci wàllu politique njiitu réew mi ne ngeen jàppante en tant que responsable pour un peu remporter élection yi ci localité yu bëri wala boog sax lépp ndax gëm nga ni loolu c'est faisable ndax dana d'abord xalaat bi jàngat bi loo ci xalaat ak it ndax gëm nga ni ndax dana mën a possible fii ci département bi nga xamante ne xam nañ ne kër yi bëri na jafe-jafe yi diggante leader yi. waaw xam nga foofu li ma ciy tontu rek lu ndaw la mooy politique moo bindoo noo xam ne coow la àndal coow moom mënul ñàkk parce que ñii dañuy yor dara keneen bëggu ko man bu ma bëggee li nga yor te pare woo ko bàyyi mais il faut que coow bëri nañu xam ne c'est le cours normal de toute chose loolu doxalinu politique la rek waaye terewul tey leader yi ñuy bëri ci région de Kaffrine mun naa ne sax ci Sénégal ñoom ñëpp ñoo bokk jëmuwaay mooy Macky Sall je pense que tey loolu mooy li fondamental bu ñu fàtte ne kat APR parti la boo xam ne kenn structuré wu ko amul kenn kuñ samp ne yow yaay jiite nangam wala yaay nangam ba tax na kenn ku ci ne da ngay am sa ambition sa mbébét ne man kat bëgg naa nekk nangam ci kaw loolu ñu fexe ba ànd yooyu noonu nekk loo xam ne day nekk njëriñ rek pour président que bum ñu xaajale mun naa ne jongante tekkiwul noonoo du parce que dañuy jokkante que dañuy noonoo déedéet ku ci ne am nga sañ-sañu am yéene ne man bëgg naa doon lii loolu moom ci nit lañ ko fekk
donc ba tax na loolu moo waral coow li am rek mais jàpp naa ne du coow loo xam ne tey mun na yàqal dara APR au contraire dafay gën a dëgëral APR parce que gis nañ ne depuis 2012 ba léegi ci kaw coow loolu APR mu ngi wéy di gagné donc gëm naa ne day gagné waat bu neexee yàlla. mais région bu Kaffrine am nañu ay réalisation yu bëri nga xam ne njiitu réew mi def na ko fii. ci léegi waaw waaye mel na ni am na des ba léegi. waaw loolu ma feelu la président de la République vraiment ci mbaaxam jàppale na région de Kaffrine comme gox yu bëri ci biir Sénégal à travers des programmes comme yu mel ni PIDC nga xam ne tey dimbale nañu ba fii ci ñu dëkk ñun defaral nañ ñu fi ñaari yoon yu am solo benn bi moo jógee Koungheul dem Saly jaar commune Saly dem Màkk Guy beneen bi moo jógee Koungheul dem Fass Cekkeen donc ay yoon la yoo xam ne tey nit ñi dëkkee ci gox yooyu dañ doon am ay jafe-jafe yu tar pour mun a ñibbi seen ay kër rawatina nag période nawet tey yoon yooyu defaral nañ ñu ko waaye nag ci wàllu yoon aussi am nen mbébét boo xam ne amoon nañ ko ak souhait boo xam ne yàgg nañ ko tawatal président muy yoonu Koungheul ak Ribo yoon la boo xam ne bu am solo parce que tey moom mooy tijji booru Jolof boo ci continuer yaa ngi jëm booru Payar dem ba booru Ranch de Doli donc muy yoon bu am solo boo xam ne tey yàgg nañoo tawat président pour mu jàppale ñu ci alhamdulilah sant yàlla ba biñ ne boucler nañ financement bi nga xam ne moo ñuy permettre ñu mun ko def donc ñu ñaan yàlla rek mu yegg ci jàmm pour noonu noflaay nag ci askan woowu beneen bi ci des mooy wàllu ndox mi ñun gis nañ ne fii ñu dëkk ci Koungheul muy département wu Koungheul gox-goxaat yeeg dëkk yi nga xam te ni tey dañ doon am ay jafe-jafe yu tar pour mun a am ndox président jàppale na leen ci mbaaxam ci cadre hydraulique rural fexe ba tey jii dëkk yooyu yëpp am na ndox mu ñuy naan mu sell fii ci Koungheul gi ñu ne ñu amoon ay jafe-jafe yu tar ci wàllu ndox mi président indil nañu usine de déferrisation boo xamante ni tey permettre nañu ndox mi nga xam ne da doon niroog loo xamante ni kenn xamul lan la tey ndox mi sell na ba nit ñi ñu ngi ciy naan donc munuñ lu dul sant président ci loolu mu defal ñu te naan ko nag président dolli ñu parce que lu baax moom kenn du ci doyal waaye nag terewul ne mun naa ne bu fi yemoon tam neex na waaye nag mu dolli ñu mooy li gën parce que dina tax affaire yi gën a yaatu ba askan wi gën ci mun gis seen bopp. président mel ni jot nañ ci ay xibaar ne dañ la jox ndomba tànk bu bees. le directeur des paysages publics nga ñëwaat ci ak bon yan mooy sa ambition yi nga xam ne fas yéene nga ko mën a feuille de route. waaw xam nga ma profitoo ci occasion bi pour sant gërëm président bu baax a baax ci marque de confiance boobu mu am ci man ba dénk ma direction boobu nga xam ne tey mun nañ ne c'est une direction phare parce que direction la boo xamante ni moom mooy taaral dëkk yi di soppi xarxanamu dëkk yi defe naa gis ngeen Kaffrine li fa am direction boobu moo ko def mooy entrée Kaffrine bi entrée de région yi ñuy defar rek aménagement yu mel noonu ak lépp loo xam ne aujourd'hui au niveau du Sénégal ñu ngi koy def mu jëm ci wàllu espace public ak li nga xam ne moo jëm ci wàllu paysage yi rafetal dëkk yu mel noonu donc tey loolu leen ñu dénk ñu sant président bu baax a baax ci loolu di ñaan yàlla mu may ñu kattan ak mot gi ñu yoree direction boobu ba moom am satisfaction totale ci lim ñu dénk di bon. asalaamaaleykum donc madame Dione la Socé Diop responsable politique de l'APR à Koungheul. madame njiitu réew mi def fi ab tournée ngir inaugurer ay infrastructures routières hospitalières jàngat gi ci tournée bi man jàngat nga ciy def. bisu tey bi moom wax dëgg yàlla dañoo kontaan parce que li tax ñu kontaan mooy mbooloo mu fi daje suñ mbokk yeeg suñ xarit yeeg suñ àndandoo yëpp gis nañ leen te loolu li ko waral ñëpp xam nañ ko mooy kontaan ci suñ président de la République ak président parti APR ndax ku nekk gis na li mu def ndax nit ki bu fekkee ne wéruloo dootal dara ndax looy ñaan danga naay wax ne yal na ma yàlla may wér gu yaram te fii yaakaar naa ne dañ sonnoon évacuation sanitaire yi dañ ci daan am problème lépp loo daan def da ngay dem Kaolack wala Dakar ku gis nag lii mu ñu defal Kaffrine rek loolu rek doy nañu ñun ndax dina tax ba képp ku feebar rek di nga am foo fajoo te di nga faju ni mu gën a gaawee mu ñëwoon nag di ko inauguré mu doon ay milliards looloo tax ñu tertu bi képp ku ñu wax ne président dafa ñëwoon di inauguré si hôpital boo xam ne ñoo ko moom ci région bi ñëpp koo woo rek mu ne la kon man dinaa ñëw
donc looloo tax bisu tey bi ñun ñu kontaan ci mu jaaral ñun toog ci naaj bi tàng bi depuis 9h ba bu ñu demee. président ñëw di inaugurer sa infrastructure bu toll noonu wax nga ko lu am solo la ci contexte boo xamante ne jigéen ñi daan nañ am jafe-jafe ngir daal mucc ci yenn yi ndax loolu ouf de soulagement la ci jigéen ñi gox bi. lu ma wax ouf de soulagement mais un grand ouf de soulagement la parce que président li mu fi def gis nañ ko c'est infrastructure boo xam ne la man ci sama bopp loolu laa jàng parce que ingénieur de conception en génie civil la day loo xam ne dañ ko def selon les règles de l'art et les normes de construction ba pare nag li ma ci gën a neex mooy ñu def ko selon les délais ndax umpale wu leen ne man maa doon directeur général des constructions te son excellence Macky Sall bi mu fi ñëw mi ngi fi fekk bàyyi 102 projets qui étaient à l'arrêt et à l'abandon même boo demaan ay dof ngay fekk ñu dëkk fa wala nga fekk fa ay serpent ak lu nekk projet yooyu yëpp mu jël ko yeggali ko ba pare ñëwaat def lii vraiment ñun dañoo kontaan ñu wëlbatiku waat jigéen ñi am ci un très grand ouf de soulagement parce que damay commencer sax par yoonu ngànd bi ndax ngànda jigéen ñu bëri dañ daan loru ci yoon bi ndax yoon wi baaxul woon boo ñu la daan évacuer ngay accoucher wala yooyu ñu war la defal césarienne di nga def plus de 2 heures de temps ci yoon wi léegi actuellement en moins de 20 minutes yaa ngi Kaffrine ba pare fekk fa gynécologue mu defal la césarienne nga jot sa doom ne alhamdulilahi rabbil alamin kon vraiment nag dañuy wax dëgg rek nit ki bu defee lu baax boo gisee nen dang naan nene gi président de la république mu ngi liggéey te dañ ko war a xam fii vraiment y a un grand changement surtout au niveau de Kaffrine boo fa duggee nga xam ne xale yaa ngi liggéey tout est beau les bâtiments fleurissent partout et rivalisent de beauté wax dëgg yàlla loolu ñun ñu ngi ko ciy gërëm di ci sant di ko wax ne ñun jigéen ñi ñun man de en tant que jigéen ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ci ñaanal aussi. ndax loolu tax nañu mën a jàpp ne infrastructure sanitaire yi doy na ci département bi soxlaatul feneen man ndax am na yeneen yoo xamante ne suñ ko dolli woon ngeen jël. loo gis nag du doy dara du doy parce que sa jabar boo ko joxee dépense sax day ñëw taxaw na la doyul suñ amee leneen tam dañuy kontaan parce que ñun buñ sañoon même Koungheul gii dañ fiy def hôpital bu rëy am na ay villages yoo xam ne man dem naa fa ay tournée dañ may laaj ay centre de santé parce que ñoom aussi dañ leen di évacuer Koungheul pour ñu mën a liggéey donc li ñuy ñaan aussi mooy budget bi nga xam ne moom la wax démb muy 216 milliards pour le ministère de la santé mu yokk ko ndax yeneen dëkk gox-goxaat yépp am centre de santé après ñu defal formation jigéen ñi pour ñuy mën a rewle ñi nga xam ne ñoo fa nekk ba duñu am benn problème ensuite yoon yi aussi ñu defaraale ko buñ ko defaree bu ñu def évacuation aussi jigéen ji du loru te day gaaw. kon daal mën nañ jàpp ne bërëbu fajukaay yi doyul buñ ko yokkee gën koo ñoŋal daal ngeen dina baax. buñ ko gënoon a yokk daal dina baax. waaw def na ci lu bëri nag y a un grand changement yokk na ci lu bëree bëri mais buñ ko yokkoon dina gën a baax te xam naa ne dina ko yokk. ngay responsable politique njiitu réew mi woote jàppalante ci loxo ak loxo ngir rek ngeen mën a gagner le maximum de collectivité ci élection locale yi di ñëw ban jàngat ngay def ci discours boobu. loolu aussi li ma ci xalaat mooy man de su ma sañoon ñun ñëpp dañuy def benn fédération te man bu ma mënee fédéré dinaa fédéré dinaa woo ñëpp ne leen kaay leen ñu toog xàccandoo dóorandoo. parce que problème bi ñu am mooy ñun ñoom ñoo bokk kër waaye dañoo bokk nekk buñ boole woon nag bokk rek benn néeg ñun ñoom ñu nekk fa yaakaar naa ne duñu am problème waaye aussi dafa am lenn lu am xam nga kër moom yow miy góor sax boo amul ñaari jabar rek doo am jàmm donc xëccoo wujjee bu amee rek moom président ci lay gën a am yaakaar ndax man bu fekkee ne damaa taxaw ne man de man ak Mayacine Camara ñun ñoo ànd Mayacine du liggéey du ma liggéey parce que dama naan lu ma deful Mayacine dina ko def waaye bu ma xëccee fii Mayacine xëcc fii ne soosu du ma ëppale ma ne du ma ko ëppale président moom moo ci gagné donc tendance yi moom mënul ñàkk mais nag nañ ko def tendance yoo xam ne dafay civiliser nekk di saaga di bind ay lettres anonymes di wax yoo xam ne xamaloo ko di boole nit ñi naan madame Dione par exemple laay joxe rek tabax na këram gi daf koo sàcc te man j'étais un directeur général donc ku nekk am na xam na salaire bi ma amoon ni mu toll waaw nekk fa 8 ans am salaire boo xam ne ça faisait plus de 4 millions donc vraiment su ma defarul lii nga xam ne sama yaay fii la dëkkoon dama ko extension laa def rek parce que boo dee ingénieur en génie civil bâtiment néegu ñax sax buñ la ko defee mun nga ko jël jag-jagal ko ba nga xam ne ku ko fa fekk danaan lii du néegu ñax donc fii damaa jag-jagal rek damaa teggi li nekkoon ci kaw dal la woon ma yëkkat ci kaw
defaraat karalewaat rek waaye nag lu ne dégg naa ko ci xam ne loolu nag moom baaxul ci ay kii ak di saagante di sànni ay xeer di def lu nekk loolu c'est pas bon. mun nañ jongante nag ci ay wujjee comme man li ma wax léegi fii bi ma taxawee nee naa man Koungheul par exemple li ma fi gis man neexuma parce que parité bi respecté wuñ ko. boo demee si mairie bi seen kii municipal bi amul jigéen nga dem ci conseil départemental bi amul jigéen loolu du dëgg. nee naa nag ren moom muy mairie muy conseil départemental jigéen ñi ñoo koy jël te man candidate laa ci conseil départemental bi te dama koy jël loolu moom dama koy wax te dinaa ko wax président de la république bugguma rek je ne suis pas indiscipliné au niveau du parti bugguma sax def ay liste parallèle waaye buñ xëyee boo xam ne rek bu ñu yeboo investir ma parce que bu ñu ma investir duñ gañ ndax département bi man lañ bëgg man lañ gëm te xam naa ne man la ñuy woteel donc loolu moom dinaa ko wax daal moom li may bañ daal mooy politique daal yenn yi jaru ko moom di saaga fii di boole nit ki naan nañ ko taj kasoog ay yu mel ni yooyu loolu dafa baaxul daal. kon gëm nga ne daal unité mën na am ci Koungheul gannaaw pëccëxoo gi nga xamante ne moom la nekkee. unité mën na am ci ñoo xam ne ni duñ ay dof waaye bu fekkee ne yow sa bopp bi ba excusez-moi du terme. bu fekkee ne am na sa bopp bi dafa am leneen loo xam ne moom nga si dugal mu jaral la sax rey nit ki sax jar na ko. parce que man élection yi passé jëm nañ ma fii paaka xam nga kooku su ma jekkoon daf may rey xam nga loolu baaxul bu loo ko jaralee ñooñu kenn mënul fexe ba dugal seen bopp bi dara ndax alalu àdduna jaral na leen lu nekk poste de responsabilité yi jaral na leen lu nekk mais man daal bu ma sañoon dañuy def li ñuy wax politique civilisée ñun ñëpp ñu ànd xàccandoo dóorandoo bokk amul kii amul kaa muy député yi fi nekk ak nga xam ne man maa leen man maa doon député bi jox ko suppléante bi continuer sama direction ak Mayacine ministre secrétaire d'État du moins ak suñ doyen Assane Diop mi nga xam ne moom tam mi ngi am ñaari ndombo tànk parce que mooy président conseil départemental bi te fu ma jaar dinaa ko galgal moom tamit ensuite ministre conseiller la. donc je crois que ne ñun ñëpp billaay bu ñu àndandoo xàccandoo dóorandoo président du am problème parce que man li ma gis fii tey sama yaram dafa daw di daw sama yaram mooy ku nekk da nga ber sa daara kii taxaw fii kii taxaw fii kii taxaw fii kenn mënul kii kenn man sax jógoon naa ba am fu ma dem ñëw taxaw ak ñoom bàyyi suma nit ñi léegi am benn njaayeen bu ñëw yootal ma ne ma yow boo daw de gaa ñi dañ lay galgal daane la fii de rek ma dox mairie laa doxee ba arrondissement ndax damaa daw sax waaye lañ ma waxoon dëgg la parce que am na ñoo xam ne dégg naa daanu nañ fa sax donc su ma fa taxawoon dinañ ma gaañ te dama bëggoon lu rafet rek moo taxoon ma ne nit ñi toog leen fii man maa ngi dem rejoindre groupe bi ñu toog président fekk ñu fa ñu wan ko ne ko ñun ñëpp ñoo ànd yëkkati suñuy loxo far lañ ñëw nag ca mbooloo ma fa nekkoon na ma yow nag boo yeboo nga daw parce que gaañ sa kaw lañ jëm si ma daal di daw dem sama yoon far lañ ma waxoon am na parce que ñu fa taxawoon am na ñu ci daane donc loolu man vraiment su ma sañoon daal yéen yi nga xam ne yéenay taskati xibaar yi ngeen wax si ba nga xam ne ñun ñëpp ñu àndandoo xàccandoo dóorandoo comme ça ki nga xam ne moom mooy moo nekk ñi nekk opposition duñ mën a jaar suñu diggante parce que dans la division ci la ñu mën a gagner. Merci.